voilà donc ci ndorteelu émission bi Thioro jotoon na lim li nga xamante ne tey ci la nar a wax dama koy bàyyi juste mu daal di développer li nga xamante ne moom lañ di tal Thioro. waa Khady comme ni nga ko waxee rek la toile comme ni ñu koy defee nag saa su ne dugg nañ ci fi nga xam ne moo di réseaux sociaux yi daal di jël lépp loo xam ne nii rek information la te ñi nga xam ne ñoo di internet yi moom la ñuy partagé ci kaw loolu tam jël nañ loo xam ne nii fan yi gis nañ ne internet yi ñu ngi koy partagé bu baax a baax par rapport ak coupe du monde bi nga xam ne ni indoon nañ ko Sénégal ngir daal koy wanale ak ki nga xam ne moo di jëwrinu ki nga xam ne ni moom moo di président de la République Macky Sall ci kaw loolu tamit ba ñu defee noonu ñoom dañoo partagé comme quoi ñu ne ñoom en 2002 Wade dafa daal di regarder simplement le trophée maanaam daa xool rek trophée bi bàyyi ñu ngi koy wane nii gis nga ci biir photo yi waaye ki nga xam ne moom moo di 2018 bi Macky Sall bi ñu ko indee ci moom dafa daal di laal li nga xam ne moo di trophée bi par rapport ak Wade ba mu ko final lañ demoon ci coupe du monde boobu waaye 2018 bi comme Macky da koo laal ñoom ñuy laajte kon ñun fan la ñu war a yem waaye yaakaar naa ni xaw ma na ñoom nan lañ ko jëlee Khady pour partager loolu mais yaakaar naa loolu yàlla lañ ko mën a laaj defe naa moom moo ci war a xam dara mais ci kaw loolu rek ñoom ak internet yi ni ñu ko taamoo waxee ñu ngi naan match de poule la ñu nar a yem parce que Macky da koo laal mari détalement subhanallah parce que xam naa lu leen yitteel la depuis ba coupe du monde bi ñëwee fi ba tey jii biñ ko indee pour Macky gis ko ba tey ñoom ñu ngi koy partagé di ko wax beneen yoon bi mooy ci commentaire yi nee nañ kenn xamul la moo tax mu laal ko parce que moom ci boppam dafa umaale sax waa dëkk bi donc waru woon laal coupe bi pour ko ci kaw loolu tam ñu ngi naan bu leen xaar benn yoon coupe parce que comme laal na ko rek bu ñu mës a xaar coupe wala ñu sax sori am na ñu naan sax jaratul ñuy dem ci biir commentaire yi Khady buñ ko dee liir ba ci am na ci sax ñuy wax naan bu leen tëkkalee ki nga xam ne moo di Abdoulaye Wade ak Macky Sall parce que njiitu réew buy ñëw day am lu mu indaale te Macky zéro la indaale donc ñoom daal dañoo gis ne coupe du monde bi mu ñëwee fii Sénégal Macky waru ci woon teg loxo te sax nag am na ci biir commentaire yi ñuy wax ni waruñu ko woon a indil xaw ma nag ñàkk yéene la moom Macky Sall lañ ko yéenewul dañ ci gis sax ñu naan bëgguñu sax ñu gañe ko parce que Macky Sall mérité wu ko donc internet yi aussi gis nga Khady ñoom ni ñuy waxee à chaque fois day mel ni seeni naqar la ñuy rek ci lépp loo xam ne ni Macky Sall tam teg na ci loxo et comme ni nga ko waxee ci sa ndorteel rek yàlla moom moo xam fi ñu eggoon c'est pas grâce à maître Abdoulaye Wade c'est vrai qu'il a mis les moyens vraiment pour que booster équipe bi pour ñu dem vers l'avant mais je pense que fi ñu war a egg également du dépendrul ci président Macky Sall donte am na loo xamante ne ñu ngi koy xaar ci moom après yàlla rek moom moo xam vraiment waaw teewu man daal pour man il faut avoir le sens du patriotisme vraiment parce que su Sénégal amee ndam ñëpp la amal ndam amul que soit ñi nekk pouvoir ñu nekk opposition ñëpp am ndam ñun dañu war a ñaan pour Sénégal am ndam bi ñëpp profiter c'est-à-dire que pour man lii dañu war a débat bi feneen la woon au contraire fi ñu war a réfléchir mooy comment soutenir les joueurs psychologiquement foofu la ñu war a xeex encourager leen pour ñoom ñu taxaw ñu xam ne maillot équipe nationale du caaxaan parce que boo xoolee pays asiatique lu tax ñuy dem réussite ci ay football wala lu ñu engagé ñuy am parce que dañuy xam maillot lu mu signifie boo leen laajee équipe nationale fi mu toll nii am na ñoo xam ne soo leen laajoon drapeau bi lu muy signifie am na ñoo xam ne xamuñu ko donc yooyu lañ war a inculquer xam na ne yow kese bàyyi nañ ci région bu nekk bàyyi nañ xam li nga sol sa maillot bi pour jox la ko kon li nga war a représenter ci terrain bi 11 régions Sénégal yëpp ngay représenté dëgg la incha allah ñu yaakaar ne tam ñoom dinañ ko représenté bu baax a baax te it dinañ fa teew dignement daal di ñu indil coupe bi war a rek ñu jege li nga xam ne moo di coupe bi te ñu ngi koy espérer incha allah rabbi ba tey dañuy daal di tëj paragraphe boobu Khady daal di ibbi beneen wax ci Bamba Fall nag di nga xam ne moo di maire bu Médina fan yi mi ngi def la toile bu baax a baax mën nañ ne sax mi ngi def buzz bu baax a baax moo xam ci lu négatif moo xam ci lu positif parce que moom Bamba Fall gis nga ni ñu koy wanee ci photo bi ñu ngi naan bu doon jigéen la tey jii dina bari doom bokkul bàyyi parce que ñu ngi naan moom mi ngi wax ni ci 2018 bii la wax ni ki nga xam ne moo di Abdoulaye Wade mooy mandaraawam te sax nag maamam la ci kaw loolu ba tey mi ngi wax ni Khalifa Sall papaam la ba tey mi ngi wax ni Macky Sall xaritam la Idrissa Seck candidatam la ki nga xam ne moo di jëwrinu yi di Boun Abdallah Dionne moom gorom la ñu xam ko bu baax ak ki nga xam ne moo di Barthélémy Diaz moom jumeau la maanaam seexam la ki nga xam ne tam moo di Youssou Ndour frère am la maanaam ñoom ñoo yarandoo ñoom ñi nga xam ne lépp mu ngi ko wax ci 2018 bi te ñëpp gis nañ ne fan yi Bamba Fall ci ay vidéo yoo xam ne ni ñu ngi koy wane ci moom ay photo yoo xam ne ni ñu ngi koy wane ci moom ak ay wax yoo xam ne ni itam wax na ko ay jëf waral na ba lu ni mel ñoom ñu partagé ko daal di partagé photo yi yëpp ci kaw loolu am na ñuy wax ne amul jom
defee nii wala muy waxee nii te sax nag dañ ko war a rebaptiser waat maanaam ngéntewaat ko ngir mu daal di mën a changer li nga xam ne moo di jukkoom. ba tey tamit ñenn ñi nga wax naan nañ fàttaliku nan la jëlee woon mairie Médina ñun nag xadi xamuñu nan la jëlee mairie Médina wala lan moo ci laxasu mais ñoom ñi ko xam ñoom ñoo ko bind ci fi nga xam ne moo di la toile ci fi nga xam ne fa lañ ko partagé ci Facebook bi. ba tey sax am na ñu naan amul àqu dëkkandoo amul àqu tamit nit gor ak gor daal parce que suñu gisee ni tamit dafa daal di nar a war ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall parce que ñoom noonu lañ ko liiree dañoo jàpp ne dafa bëgg a war Khalifa Sall moom moo tax mu daal di defee nii ci biir commentaire yi ba tey am na ñuy wax ne piège lay def moo tax mu taxawee nii mu taxawee fu ne mu bëgg faa laal parce que bëggul lu dul rek daal di génne ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall ci kaso bi en plus moom mooy candidat am ñëpp xam nañ ne moom mooy candidat am donc jaratul ñu koy lëkkale ak ñeneen su ko waxee tamit bëgg fu ne mu laalee fa pour autre solution moo tax mu defee nu mel mais daal bu mu ci mënti doon mooy internet yi ñoom noonu lañ ko gisee waaye nag ñun xamuñu Bamba Fall fu mu jëm comme ni ñu koy waxee à chaque fois rek ñu bàyyi rek fu njaw di jëm ak ba tey dañuy daal di tëj politique xat yi daal di wax ci wàllum njàng meek njàngale mi ndax gis nañ ni aljuma xaw ma alxames bi weesu rek école Mame Yacine Diagne bi nga xam ne ni école primaire la daal di ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñu koy waxee takk der yi di daat fay sox ay lacrymogène ba tax na école boobu jour ba mu amoon pëccëxoo te fi mu tukkee moo di rek li nga xam ne moom moo di dox ñaxtu bi waa bi nga xam ne kujje politique bi ñu ko doon def maanaam opposition bi ci kaw loolu aussi gis nañ ne loolu def na la toile bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di internautes yi daal di nañ koy naqarlu nañ ko bu baax a baax parce que booy xool nee nañu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a indi ordre ci dëkk bi bu fekkee ni ñoom ñooy indi désordre kon dëkk bi fan la jëm ci kaw loolu sax ñu ngi naan ñoom ba ñuy sox lacrymogène yi xamoon nañ ne ci biir école bi la jëm malgré sax ñoom génnaat nañu di wax ni ngelaw li moom moo poussé lacrymogène yi mu dem côté boobu et tout ba ki nga xam ne moom moo di directeur yi école ba génnaat di ŋàññi ñoom seen propos yooyu mais ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi daal dinañ leen di ŋàññi bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi parce que nee nañu ba ñu xamee ne lii école la parce que mairie école kenn mënu ko nëbb porte école lu mu dee xale yëpp nekk ñoon ci biir di jàng soit di nga gis ay quelques heures ci xale yi di génn wala di dugg donc ñoom xamoon nañ ne loolu école la ba ñu xamee ne loolu école la jaroon na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition doon marche jëmee côté boobu ñu daal di defanteeg ñoom ba jële leen côté yooyu yëpp mais waruñu woon a bàyyi mbir yi demee ci école bi ba xale yi tamit gis nga xale yi ci yi ñu wax ni ñoom ñoo ci gaañu te xam nga xale yi ñoo xam ne nii primaire lañu amaguñu sax kenn amagu ci presque 13 ans la ñuy wax 15 ans yooyu nga indi leen boobu désordre boo xam ne nii xamuñu ko déjà lacrymogène xale mënu naa judd ba màgget te du ko xam donc nga xam loo leen ko dundaloo leen ko journée boobu te ñoom dara yëkkati loolu lu dul ñëw ci école bi ñëw jàng si internet yi daal ñu ngi laajte fan la Sénégal jëm ak fan la politicien jëme Sénégal parce que nag ñaawtee fii am jamono yi yëpp presque da nga koy gis ci ñoom te xale yi tamit jamono ji ñu ngi bëgg a sonn internet yi nag ñi ci gën a joxoñ baaraam tuuma ñoom ñooy état bi parce que dañ ne état bi moom moo yónni ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi ñu daal di dem semer désordre foofu noonu te loolu mënoon na ñàkk et tout internet yi daal xat yi waxtaan nañ ci bu baax a baax ci fi nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi xat yi ba tey sax dañuy desandi ci lu mel noonu Oumar ci lu mel noonu la ñuy desandi ndax ni ki démb ci suba internet yi tam daal nañ partagé leneen lu xew ci beneen école ca Mbàkke maanaam di CM bu Mbàkke ñi nga xam ne ñoo di ay élèves ñoo doon jàmmaarlu ak policiers yi gis nga ni ñu ko bu ñu àndee Cheikh rek ci photo bi ni ñu koy wanee ba am ci ay élèves yoo xam ne nii daal dinañ leen évacuer ci l'hôpital yi gis nga ni xale yi dañ doon CM bi xale yi dañoo génn di ñaxtu par rapport ak tey ji ni ñu ko waxee rek ci njàngale mi ni muy doxali ak ñoom ñi nga xam ne ñu ngi préparé seeni ay examen ñu génn di ñaxtu loolu ak di xamal ñoom jàngalekat yi nañu leen daal di respecté même bu état defu nañu leen daal di respecté mais gis nga li ñuy wax saafara su jur jàngoro gis nga li mu leen mujjee jural am ci xale yoo xam ne itam dañ leen a daal di évacuer ci l'hôpital ba seeni parents tam daal di mer torop ba génn ci mbedd yi ci kaw loolu tam internet yi bi ñu ko partagé ñu ngi wax ne lii dafa ñaaw te tamit jamono ji tiit nañ torop ci dëkk bi parce que bu fekkente ne ay xale dañoo jóg rek ngir ñoom nañu jàng te ñu xam njàng ak njàngale lu muy def ci dëkk ak ñoom yan droit lañ am pour jàng ñu xam njàngale mi tam nan lay doxee jamono ji ci Sénégal ñu jóg di ko ñaxtu waruloon tax policiers yi jàpp leen di leen massacrer ba def leen nii ba ci xale yi ku ci nekk tëdd las te ñii ku leen di xool tam CM xam nga 3e la yam kon donc ñii
bu ñu majeur it ñi ci majeur bariwul donc xamuñu déjà dara te ñoom la ñu xam mooy rek nañu tam bay ñaxtu pour ñu bàyyi leen ñu jàng yaakaar naa ne boo saraxatul silmaxa na nga ko bàyyee li nga xam ne moom la yelwaan Khady dañu daal di tëj wàllum njàng moom mu daal di wax ci leneen loo xam ne ni rek ba tey ñu des ci gendarme yi parce que dañoo gis ne dañoo information bi mooy dafa am pick-up boo xam ne ni dafa yeboon ay ñi nga xam ne ñoo di détenu daal di autoroute bi rawatina fay tolloo diggante Rufisque ak Kër Massar ci autoroute bi fi ñu woowee A8 ba oto ñi nga xam ne ñoom ñoo di gendarme yi am benn détenu boo xam ne nii dafa étranglé ki nga xam ne moom moo di dawalkat bi ba ñu def accident information yi boobu Khady gisoon nañ ne fan yi mu ngi doon def li nga xam ne moo di buzz bu baax a baax ci la toile ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi aussi daal dinañ koy partagé di ko métti du parce que tamit ba tey ñoom dañuy joxoñ baaraam tuuma rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di force de l'ordre yi parce que tamit bu fekkee ni à chaque fois yu mel nii day am ñoom ñu leen ciy tudd rek après du ñu xam réew mi fan la jëm ba tax na tamit am na ñuy wax naan xanaa détenu bi kenn mënatewu ko woon ci derrière ci ginnaaw parce que su fekkee ni moom détenu bi mënateenu woon nañ ko ci derrière du mën a def leen bay dem di attaquer ki nga xam ne moom moo di chauffeur ba accident di mën a am aussi ñu ngi wax naan lii bu ko civil defoon maara détalement subhanallah parce que ñoom ñu ngi gis ne fan yëpp ñu ngi génn di wax naan ay accident yi ñoom à chaque fois ñu ngi ci kaw tali bi di jàpp nit ñi ak di leen métital ci lu demee noonu kon suñu demee ba ñun suñu pick-up bi nga xam ne ni tey ji moom moo yeb suñu force de l'ordre yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a yor suñu kaaraange tey ji dem bay def acte yu mel noonu donc jar naa seetaat ba tax na tamit am na ñenn ci internet yi dañoo wax ni du dëgg du benn yoon ki nga xam ne moom moo di détenu bi moom moo songu kii ñi nga xam ne ñoom ñoo di force de l'ordre mooy gendarme bi nekkoon ci biir ñoom ñoo dawalul normal ba tax ñoom ñoo indi accident bi dañ ko bëgg koo jiiñ ki nga xam ne moom moo di détenu bi mais lu mu ci mënti doon daal ñoom naqarlu nañ ko bu baax a baax ci fi nga xam ne moom moo di la toile. En tout cas récemment ce qui se passe dans ce pays mooy yi nga xam ne ñun ci film yi rek la ñu ko daan gis. C'est grave quand même. Vraiment. mais ci côté boobu aussi man bëggoon naa ci wax benn affaire rek bu ndaw. parce que tamit force de l'ordre comme ni ma ko waxee ci jàngalekat yi ñoom tamit liggéeykat la ñoo xam ni ñoo yor suñu kaaraange. alors c'est les seuls citoyens yuy permettre ñu yore arme. loolu ça signifie quelque chose. donc responsabilité bu ñu toll bu la ko am réew joxee lépp looy liggéey bu ca soofantala dara bu ca xeeb dara. jëloon mbir mi nga teg ko ci yoon ci anam yëgën parce que sécurité nit ki mooy bakkanam moom nga yore. alors loolu ñu wax loolu lépp tamit mën na ci am peut-être que prisonnier bi moo bëggoon a évadé wu peut-être aussi ñoom ñoo def choc mais que prisonnier bi di bëgg a évadé wu ou bien ñoom ñu dawalin moo xamante ni jaaru yoon yooyu yëpp responsabilité ñoom lañ koy teg. et que comme ni ñu ko waxee loolu gisan nañ fi bu yàggul policier bu jàpp nit di wax ak moom pes ko ba mu wër toile bi ñëpp wax ci ak ay yeneen bavures policières yu fi am yoo xamante ni yii dañ koy yëg yii mu doon loo nga xamante ni nii bépp liggéeykat bu mu mënti doon moi je pense que barab ba nga nekk dafa liggéey am fa responsabilité war nga xool nan ngay def saytoo responsabilité yooyu ba kenn du la ci jàmbaat defe naa loolu bu ku nekk defee rek Sénégal dina nekk ci jàmm quoi. muy message bu dëggu message boo xam ne itam ñoom en tant que force de l'ordre yaakaar naa nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. parce que rafetul jamono jii comme ni ñu leen ciy tuddee fan yëpp rafetul seen te xam naa ni dinañu xoolaat bu baax a baax seen doxalin ci jamono yi di ñëw. xat yi dañuy daal di tëj. exactement. waaw ñu tëj paragraphe boobu waaw daal di ibbi beneen bi la yoon xam ne dañuy wax ci wàllum culture bu ñu ciy wax dañuy njëkkee ci nga xam ne moom moo di Wally Seck ndax gis nañ ne le 10 maanaam barki démb bu Wally doon na tëgg ca Grand Théâtre mais nag nit ñi li leen gën a marqué ci soirée Wally Seck boobu moom moo di yëre bi Wally Seck soloon parce que booy xool un an ci ginnaaw soloon na ko ci soirée te mën naa ne sax soirée yi mu dëgmal yëpp ci la ko daan sol ba tax na tamit ñoom daal dinañ koy partager di wax ni lii mystique la wala dafa amul lu sol ñoom internet yi ñoo koy laajte ba tax na tamit ñenn ci ñi tontu ñu ngi wax ni ci commentaire yi seen làmmiñ yi moom lay moytu moo tax mu defee nii am na ñu ciy wax ni tam naan xam ngeen ne Wally ñàkkul lu sol waaye ko deful maara détaali ma subhanallah leneen dal ko am na ñuy wax tam naan Wally temps yi dafa ñeme li nga xam ne moom moo di mystique bi parce que gis nañ ko ci bu baax a baax te ñoom ñu ngi wax ne sax ci biir soirée bi booy xool avant muy dugg si ci kaw chaîne bi rek tari yam daan tari
tari yi mu doon tari ak ci ki nga xam ne moom moo taxawoon ci wetam di tari di ko tufli donc mystique bi jamono ji dugg na ko baax a baax am na tam ñuy wax naan bu leen attardé wu ci lu mel nañu waxtaan ci li nga xam ne moom la def ca soirée ba ak bégal gi mu bégal doomu aadama yi ñoom daal nañ ci waxtaan bu baax a baax Khady voilà ci kaw loolu tam ñu daal la nga tënk rapidement parce que waxtu bi ñu jërale woon waaw vraiment bu ñu jógee ci Wally Seck xam nañ tam ki nga xam ne moom moo di Viviane aussi doon na tëgg le même jour le 10 bi ca France fa ñuy wax Zénith mais ñi nga xam ne ñoo di internet itam li ñu partagé Khady moom mooy ba wane photo Viviane dañoo bind ne Zénith bi saful dara parce que ñii ngi naan Viviane mësul mën live déjà am na ci ñuy wax naan tam sabar rek la saf waaye saful way te ñoom way lañ gënoon a xaar ci moom et tout am na ñu ci wax tam naan soxor la ñi koy wax dañoo soxor parce que mënuñu am soirée bu dàq bi Viviane def keroog Zénith ak mobilisation bu toll noonu am na ñu ci wax tam naan TFM dafa saboté waaye defe naa TFM saboté wul Khady li nga xam ne moom moo di temps bi leen waa Zénith joxoon moom moo jeex